communauté Joola qui nous ont fait passer ces bons moments. jërë ngeen jëf su ma déggoon Joola ne wax dëgg yàlla laa leen kii jërë ngeen jëf merci. Sans plus tarder, nous allons poursuivre. Et cette fois-ci, nous allons donner la parole, comme l'a dit tantôt M. Déthié Fall, à la grande dame de la coalition Yewwi Askan Wi. Je vous nomme la lionne de Bambey. maa ngi leen di nuyu tout le département de Mbour di kontaan nag am plaisir trop pour ñëw fii Mbour tey am plaisir trop pour fekkee ndaje mii ndax lu bari def ci laxasu dama ñëw Mbour fekk fi combativité dama ñëw Mbour fekk fi loyauté dama ñëw Mbour fekk fi respect du droit dañuy wax parité mais Ndeye Fatou yéen a def parité kontaan naa trop ci li nga diriger la tête de liste proportionnelle parce que da nga ko incarné may sargal nag jigéen bi nga xam ni moo incarné la participation de la femme sénégalaise à la politique muy Adja Caroline Faye bi ñuy xeex parité dama ni dañuy yeggale combat yoo xam ne dafa am ñu ko xeexoon ba yegsi ñoom ak Tante Rose Bass en 1959 ci congrès parti socialiste bi ñuy tudd la participation des femmes kenn xalaatul woon sax quota kenn xalaatul woon le tiers bay xalaat parité kon ñun tey seen xeex la ñuy bénéficier woo ma di leen rendre hommage te loolu su ma ko waxee dafa am ay jigéen ñoo xam ni tey jël nañ la relève fii ci Mbour tudd naa Ndeye Fatou mais damay tudd aussi Adja Fatou Gueye bi nga xam ne nekku fi mais délégation ma ngi fi mu jiite le parti ànd saxal liggéey bi nga xam ne maa koy diriger mu jiite ko fii ci Mbour nga bëgg na ngeen may ma wax li def bi waxoon il n'est pas si fou que ça parce que dafa ne bala maa woy kenn woy sama bopp dafa am ki nga xam ne moo ma boot yar ma presque mu nekkoon fii ci Mbour bi ma ko ñàkkee léegi nag mësuma fi jël kàddu mais borom këram a ngi fi muy Ndongo Njaay Kumba Jaañ moo ma boot fii ci Coose la dëkk yàlla dogal mu jóge fi maa ngi ñaan ñépp nañ ko ñaanal Mbour nag wax nañ léegi Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi jàmbaar lañu inspiré wu nañu ndax li tax ñu xam ne Mbour enjeu la ba ñeenti meeting nationaux yi ñu boole ci Mbour loolu ngeen xam ñee ngeen jàkkaar lool xam nañu ñee ngeen jàkkaar lool seen bakkan Mbour lañ teg ci Mbour seen bakkan lañ teg ci Mbour parce que Mbour yàllaa ko dimbale ndax Mbour léppam dafa baax macha allah léppam dafa barkeel ci suuf si ba ci air bi ñuy noyyi waxuma la géej gi waxuma la placement wu Mbour ressources yi Mbour am Mbour mën na bañ a bootu ci gannaaw kenn Mbour parce que même passé de l'état ressources yooyu nag air bii di ñëw bu Yewwi Askan Wi baree ci communes yi baree ay communes bu baree ay département di ngeen gis beneen mode de gestion des collectivités di ngeen gis collectivités yoo xam ne ñooy dundal seen bopp bay dimbali état di ngeen gis collectivités yoo xam ne dinañ enrichir ña fa dëkk bay enrichir ñeneen ña dëkkul ca dëkk ba loolu foofu la Mbour toll te nanguwuñ leen koo wax foofu la Mbour toll te nanguwuñ leen a may dara te loolu ñun dañ ko xam dañ ko liggéey dañ ko gëstu ba génn ci benn livre boo xam ni gannaaw bi ñu soutenir thèse bi la ba pare loolu Oulimata xam na ko Oulimata maa ngi lay nuyu te loolu ñun
li nga xam ne moom la Yewwi Askan Wi def muy programme ñu def ko ca suñu charte bu njëkk ba nga xam ne signé woon nañ ko ba léegi ci loolu lañ nekk duñu ni benn nitu Yewwi Askan Wi mais mën na nekk fii di def naka sudul noonu beneen nitu Yewwi Askan Wi nekk fee di jug d'abord seen doom yi ngeen am ñu nekk ak ñoom Ndakaaru xam ñooy kan moo tax ma mën a wax bi may commencé ni leen bu dee loyauté doomi Mbour am na ko ndax dañ ko séq ak ñoom ca Dakar ñu dooree ñëw jël fii kër bu dee combativité doomu Mbour am na ko dañ ko séq ak ñoom ñu dooree ñëw fekk leen fii kon tey su ngeen amee xereñu ànd ak Yewwi Askan Wi tànn seen doom yooyu bu ñu ñëwee dinañ leen won beneen politique man dama jàpp ni heure bii dimanche Mbour dina jël indépendance am te ci ngeen di door a am indépendance mooy richesse ba nga am ci sa dëkk nga jariñoo ko indépendance mooy richesse ba nga am ressource ya nga am ci sa dëkk nga mu jariñ say ñoñ waaye seeni ressource jariñu leen seen li ngeen am jariñu leen li leen nature bi séddee sunu borom jox leen ko jariñu leen ndax dafa am ñeneen ñu ci teg seen tànk te duñ ko teggi te ci lañ teg seen bakkan ndax dañoo xam ni bu leen Yewwi Askan Wi yeewee bu ngeen yeewoo yéen ci seen bopp loola dootuñu ko mën waaye nag dama bëgg ñun ñëpp ñu jël fii engagement lu mu leen jaral nañu ko jaral lu mu leen jaral nañu ko jaral lu mu leen jaral nañu ko jaral ngeen moomaat seen bopp jël seen yëf fii la nit ñi daan sàkkoo si alal tey ñu naan am na ay zone de pauvreté à Mbour c'est inacceptable loolu kenn mësu koo gis nañ leen delloo seen alal mu jariñ leen nañ leen delloo seen alal mu jariñ seen njaboot nañ leen delloo seen alal mu jariñ seeni kër te loolu yéen jigéen ñi yéen laa koy sas fii ci Mbour bu ma ñëwee évoqué tante Caroline Faye dama leen di wax ne leen am na relève de wax naa relève bi waaye nit ñi tam a ngi góorgóorlu kon loolu mu ñu taxawu ci bu baax a baax Cheikh Tidiane yum am na lu ma lay dénk dafa am loo xam ni dañu lu Mbour la déparé muy perversion bi nga xam ne moo nekk ci xale yi surtout xale yu jigéen ñi loolu na ngeen ci taxaw ñun dëkku diina lañu dëkk bu am éthique lañu dëkk bu respecté suñu bopp lañu mën nañ def tourisme te xam nañ ban tourisme la ñuy def te duñu wàññi dara du wàññi suñu njaboot dara maa ngi lay ñaanal yàlla nag ndax dafa nekk yaakaar du ñu am ci yow ndax bi ma toogee ni Serigne Moustapha Cheikh Tidiane le fidèle laa ko tuddee le loyal laa ko tuddee Serigne Moustapha daf ko baamtu loolu mooy kooku kilifaam xam na li mu nekkee kon loola su ma ko waxee dama koy waxaat fii ci Mbour pour que ëllëg loola nga jàng ca daaray Serigne Moustapha nga tari si ko fii ci Mbour boo ko taree ci Mbour suñu xol dina sedd ndax di nga defar jikko yi di nag ñaanal métal dama ko pratiquer ci ay moments yu difficile ci ay moments yu metti ma xam combativité am xoolul dara xam loyauté am te man dama bëgg ku loyal man ku loyal métal dama lay wóolu ndax jamono ji dafay yàqu tey weet gore wetu li ko gore gor rek moo ko mën te yow garmi nga loolu moo tax may ñaanal aussi Déthié parce que il s'est battu xeex na ndax am na loo xam ne toujours ci pexe mi ñuy fexe pour que Mbour bañ a yeeweeku am na lu ñu doon laba ca dossier waaye ba ngeen ci àndeek moom taxawu ci lépp sotti na lépp leer na kon nag mandataire national yow it am nga jaaraama Ousmane maa ngi lay félicité bu ma la félicité ñu yaakaar ne li ngay sama doom mais dem naa Ziguinchor xam naa li nga xam ne mooy moom nga yanu xam naa li nga yanu yow tey boo ñëwee fii générosité moo tax Sénégal nag boo nee générosité ñu defoon ni dindi xaalis joxe la mais nit day généreux ci dara jaam générosité bi nga am ba bàyyi sa campagne te Yewwi Askan Wi dañu définiroon ni ñun ñu nekkul candidat nañu dem seeti candidat yi mais kuy candidat na toog ci base am yow nga ne doo toog ci sa base dangay def sa rôle leader
dangay def sa rôle boo xam ne dangay wane ni Ablaye Tall mii du la gën a gore dangay wane ni Cheikh Tidiane Youm mii du la gën a gore ànd boobu nag dafa dal xel dalal na xelu askan wi parce que ñun mënuñu yeewi askan wi te yéenante wuñu jàmm mënuñu yeewi askan wi te ànduñu xam nañ enjeu yooyu nag laa bëgg yéen waa Mbour yéen itam ngeen xam ko xam ne benn bis buy tungoom juróomi at te bu dee Mbour ëpp na juróomi at ndax nee naa leen dimanche seen indépendance ngeen di xaar indépendance boobu nag ak yeewi askan wi ngeen koy am mu yeewi leen ngeen jël seen alal jariñoo ko wasalaam. jërëjëf Mbodj kàddu yi rafet na sañse bi rafet na jërëjëf waaw mais sañse na robam baax na mais sañse na mais robam baax na mais xale nee na sa robu baax na daal jërëjëf xëy na kàddu ñaax la woon kàddu encouragement donc nous remercions vraiment Soxna Aïda Mbodj waa ndànk rek pare ngeen amoo leen morom de jërë ngeen jëf ñu bàyyi ñu eggali sans plus tarder dañuy woo ki nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko qui a accueilli président Ousmane Sonko qui est accueilli par la communauté Joola. Il est accompagné du leader Cheikh Ahmed Tidiane Youm. Il est accompagné de monsieur Ndiaye. Voilà, jërë ngeen jëf. Monsieur Ousmane Sonko qui est accueilli par la communauté Joola. C'est à vous. Monsieur Ousmane Sonko qui est acclamé par tout le monde. Allez. Hola.
beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa Mbour. Merci beaucoup. Mande mangi laaj Cheikh Tidiane Youm ne ko ndax Bignona la nek wala Mbour la nek. Ñu ngi leen di gërëm fas yéene waxtaan ak yéen ci kàddu yu gàtt muy waxtaan boo xam ne waxtaan bu sérieux la di wax ni dama bëgg yéen ñëpp ngeen gërëmal ñu leader Yewwi Askan Wi ndax jàmbaar lañu ma bëgg ngeen defal leen acclamation spéciale parce que xam nañ seen coono waaye dama bëgg ngeen xam ni leader yi ngeen gis seen coono commencé wul tey waaye mi ngi commencé depuis ay weer ci gannaaw bi ñu sumbee waxtaan pour war a mën a ànd ensemble xam ngeen affaire coalition du lu yomb ñu dellu si waat jaar fu jafe-jafe muy fu ñu tuddee investiture nga xam ne ku koy def yow dong rek ak sa parti am problème rawatina boo ko naree bokk nag ak ay parti ku nekk am ay ndawam ñëpp bëgg a nekk candidat ñu def ko ci ay fan yoo xam ne nelawuñu lekkuñu yàlla may ñu ci sutura ba ñu génn ci coalition bi yëngatuwul tasul tey ñu doonaat beneen étape mooy bi campagne bi dooree ba léegi gis ngeen ñi taxawuñu te am na ci ñoom ñoo xam ne ñun ñii ñu ci bëri ci ñun mat nañ ñu ndey wala ñu mat ñu bàyyi waaye lu ñuy def ñoom ñoo ciy jiitu kon dama bëgg loolu nit ñi di ci bàyyi xel parce que jiite yombut jiite lu jafe la waaye ànd ko gën a jafe parce que kenn ku nekk da nga am sa njaboot gi am li mu bëgg loo xam ne mun na waroog njabootu keneen li mu bëgg bu loolu weesoo ñu wax ni dafa jot ñu laaj suñu bopp lan moo waral Afrique nekk ci situation bii mu nekk mbokk yi est-ce que xam ngeen ni Afrique moo jiite woon àdduna yéen ñëpp dégg ngeen waxu Égypte antique Cheikh Anta Diop def ci liggéey bu am solo wane ni civilisation buñ koy wax civilisation ma nga commencé ci Égypte te Égypte boobu nga xam ne ay 7 millénaires ci gannaaw Égypte boobu moo njëkk a tabax lu taxaw ba tey jii soo demee fekk ko fa ñu koy wax pyramide Égypte boobu moo njëkk a def mathématique moo njëkk a def astrologie moo njëkk a def médecine di opérer ay nit te Égypte boobu ku leen wax ay nit yu weex lañu woon waxul dëgg ay nit ñu ñuul lañu woon. nit ñu weex ñi arab yi ñi ngi ñëw Égypte arab yi ñi ngi ñëw Égypte 350 ans après la chute de l'Égypte waaye Égypte bi taxoon ñu wax nit ñu ñuul kuk lañu mel ni man ak yéen les Grecs jóge Europe ñëw doon jàng ci Égypte yóbbu Grèce noonu lañ ko tasaaree Europe romains yi jël ko keneen jël ko ba ñu egsi fii waa léegi lan moo tax 8000 ans plus tard lan moo tax tey adduna bi yépp xeeb Afrique xeeb nit ku ñuul lan moo waral loolu bu leen ko dama bëgg ñu xam ni suñu bëggee régler suñuy problème
il faut ñu dem fu sori am nañu président yu bon dëgg la waaye loolu dafa mel ni dono la boo xam ne dafa jóge fu sori di wàcc mooy lan moo tax à partir de l'époque médiévale ndax ba bi ñuy am empire du Mali empire du Ghana ak keneen ak keneen kenn ëpp ñu woon doole ci àdduna lan moo tax à partir de période médiévale ñu commencé di suux di daanu di suux di daanu ba tey jii waxuma la sax ñooy dernier ci àdduna waaye nit ñi gisatuñu ci àdduna nit nag boo fàttee sa démb fàtte sa histoire est-ce que xam ngeen li tax chinois yi gëm ni ñoo war a jiite àdduna parce que chinois yi dañoo gëm ni ñoom ils ont 5000 ans d'histoire bi ñuy tabax la muraille de Chine Europe ñi ngi woon ci lëndëm bi bi ñuy def commerce soie Europe mi ngi woon ci lëndëm bi te loolu dëgg la moo tax chinois dafa gëm ni yàgg-yàgg mooy dominer àdduna te fi mu ne nii 2028 ñu rattrapé seen retard militaire seen retard technologique te ñooy la première économie du monde actuellement waaye xale chinois bu am 8 ans boo ko waxee mu ne la ñun depuis 5000 ans ñoo jiite woon àdduna ñun suñu histoire dafa mel ni mi ngi commencé ak colonisation li jiitu woon loolu lan la dama bëgg tey kenn ku nekk ci yéen am fierté gëm ni du tubaab du japonais du chinois du allemand du anglais du keneen du américain amul ku ñu ëpp xam-xam amul ku ñu ëpp fit amul ku ñu ko war a gën a bëgg suñu bopp te loo gis seneen mën nañu lu raw foofu li manqué nag dañuy wax ni ñun li ñu manqué mooy détermination dañuy wax mel ni nit ku ñuul dafa gëmul boppam waaye bu ngeen fi toogee 4 heures ba heure bi gëm ngeen seen bopp ndax ñun joxuñu leen fukki dërëm pour ngeen ñëw fii kon gëm ngeen seen bopp gëm ngeen projet bi ndax jaadu na nag gannaaw détermination bii ngeen wane mais détermination bu ko raw ngeen wane fii ci mois de mars Macky Sall gannaaw bi mu faagagalee Karim Wade dellu si faagagal Khalifa Sall ne moom rek mooy doon kuy di mbëkke ne day faagagal Ousmane Sonko yéen a jóg ne du fi amee kon léegi est-ce que jaadu na ñu def sacrifice yooyu yëpp fukki bakkan ak ñeent rot ci xale yi wane ci taxawaay boo xam ne mag ñi toog seen kër di ñaan est-ce que jaadu na ñu jaar foofu yëpp dellu si naan ñi ngay woteel Macky Sall tappalekat bi est-ce que loolu jaadu na parce que li xew mois de mars pour ñu mën koo concrétiser wane ni jëlaat nañu suñu destin en main parce que mois de mars du Macky Sall rek waaye li ne ci gannaaw Macky Sall ngemb ko mooy intérêt étranger yi nga xam ne moom la jiital ci intérêt réew mi ba tax mu jaay géej gi ba mool yi amatuñu jën ba tax mu jaay suñu pétrole jaay suñu gaz jaay suñu zircon jaay suñu suuf wax naa ko barki démb ci benn meeting ba léegi waxuñu de te xaamaan boobu taxawoon fii ne day suul yoonu Yewwi Askan Wi xaamaan boobu nga xam ne doomu Mbuur la ne moom mooy suul Yewwi Askan Wi nee naa leen fii ci yéen ña ngi fay jaay 150 hectares moom xaamaan mooy dox mbir mi mooy jëri xaalis bi pour yóbbu ko ci Macky Sall kon ñooñu tey ñooñu amul benn Sénégalais boo xam ne war naa yéenewaat di jël kàttan di ko jox ñooñu loolu nag ñu bëri dañ naan 2024 la loolu erreur d'appréciation la changement bi dafa commencer au mois de mars ñu war koo firndeel dans les urnes le 23 janvier 2022 loolu mooy enjeu bi ñu bëgg nag moom Macky Sall ak ñi ko ngemb mooy tubaab yeeg ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko gënal sénégalais bu ñuul kukk ñoo ko gënal sénégalais bu weex bi sax ndax sénégalais ñépp ko bokk dama ne tubaab Macky Sall boobu su ngeen bëggee mu abal ñu ndax bëgg ngeen ko ñu bëri dañuy wax 3e mandat man gëm naa ni Macky Sall
téeméeri xelam mayatu ko mu xalaat 3e mandat waaye yemul ci ñu ne Macky Sall bàyyi na 3e mandat waaye Macky Sall waruñoo imposer kan mooy nekk 5e président de la République au Sénégal Macky Sall mënuñu fee tegal ndawam waaye Macky Sall ak ñi ko ngemb te ñooñu di leen yónni naan leen dem leen ngeen embargo Mali foog ngeen ni jaadu na ñu ne Sénégal mi ngi embargo Mali tey nee nañu ki ne woon président Mali génn na fi jóge na fi yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko léegi ñoom naka la ñuy def pour dem jaale ji Mali ndax liy yoon mooy président bu faatu ñoom ñëpp dañuy takk seen avion dem jaale ji ñoom ñoo ne embargo nañ naka la ñuy def pour dem Mali jaale ji kon ma bëgg leen sensibiliser ci benn mbir enjeu bi dootul Macky Sall 3e mandat am déet mais Macky Sall duñu imposer kan moo war a toog fii gannaaw moom fii gannaaw moom Yewwi Askan Wi la ñuy dénk réew mi ci kattanu yàlla ñu soppi ma daaneel nag wax leen ni waa jooju borom ndel boobu xaamaan nga xam ne politique na 50 ans musul gagné benn bureau de vote ku politique 50 ans musoo gagné bureau de vote ñëw fekk coalition bu toll nii nga xam ne ñi fi nekk ñëpp mus nañu gagné seen dëkk nga ne yow yaa leen ni suul li tax mu wax ko nag xam ngeen lu mu doon ci évaluation bi ñi doon def ci seen dialogue boobu dañu ne léegi la ñu bëgg mooy pour nit ñi nekk candidat ci élection législative day jaare ci li ñuy wax le parrainage des élus mooy léegi maire yi ñoom ñooy parrainer kan moo war a mën a nekk candidat pour élection législative au Sénégal loolu duñ ko nangu muy benn waaye loolu moo tax ñuy rey seen bopp parce que jàpp nañ ni ñoom suñu gañee mairie yépp kenn mënatul nekk député ku dul ñoom soo demee dëkk yi def parrainage dañ ne kenn ku nekk élu bu nekk maire bu nekk mun na parrainer nangami nit mais ñoom li ñu bëgg mooy gannaaw bu ñu juuj njaacee ba gañe mairie yépp ñu bind ne maire bu nekk benn nit rek nga mun a parrainer benn liste rek nga mun a parrainer bu ko defee la ñu bëgg ñoom ci ni ñuy def ci lu daganut ci lu jaarul yoon ba jëlaat réew mi ñu jaaree ko seen tapandoo yi ni ñu defoon parrainage en 2019 est-ce que loolu nañ ko nangu moo tax enjeu élection yii dama leen ko ñaan les jeunes ñun jaral ngeen ñu lu ne billaahi ñun politique ñu ngir suñu bopp man soxlawuma dara ci politique te ñi fi nekk ñëpp gis ngeen Aïda Mbodj mi nekk na ministre ñaata at bu ngeen demoon këram gëm naa ni ñu ci bëri ci yéen seen kër moo tane këram kon kooku musul jël dërëm bu moomut noonu la ñëpp mel fii kon ñun politique jaamu yàlla la ci ñun dañu gëm ni julli ak koor ak aji màkka ni mu bëree yoon sonn ngir sa askan baax noonu la bëree yoon loolu moo ñu dugal ci politique moo tax mbir mi dañoo bëgg mu jaral leen les jeunes bëgg Ousmane Sonko bëgg Yewwi Askan Wi lu baax la waaye am sa carte bésu vote bi 7 heures du matin mu fekk la fa nga voté ba pare toog sécuriser vote bi parce que ñoom ay sàcc lañu loolu moo ëpp solo lépp bu ngeen ko defee nag ba jox ñu dëkk yi juin ngeen jox ñu assemblée nationale 2024 ñu bale leen bu boobaa yéen wàccoo ngeen ak ñun wallahi dama ko waat di ngeen ne xamuñu woon ni mën nañoo yore réew ci yorin bu rafetee nii loolu lañ leen di wax ñu ngi leen di gërëm di leen sant salaamaaleykum maa ngi daaneel nag dama ko naroon fàtte maa ngi daaneel nag dañ leen présenté ay candidats yoo xam ne ay gor lañu seen loxo set na bëgg nañu réew mi ay patriote lañu ñaar ñii ñu leen présenté ndax ñii di ngeen leen jëndee candidat yoo xam ne man nee naa leen man fonctionnaire la kii di compétir ci mairie bi maag moom ñoo duggandoo ENAM ba ñuy dugg maa nekkoon major xam ngeen ENAM nu mu doxee ñi jiitu ñooy tànn fi gën a baax muy impôt domaine douane trésor ñoo gën a baax payoor moom bokkuloon ci ñooña
tey fonctionnaire kese la ab fonctionnaire bu andi ay millions wala ay milliards di ko joxe bu leen posé wu 100 000 questions dafa tekk xaalisu réew mi waaye moomu ko ñun nag dañ leen présenté ay candidats Cheikh Tidiane Youm xale la de waaye ku toll ni sëñ Moustapha Sy bu ko wóoloo ba jiital ko xam leen ni xale bu mën a ànd ak ay mag la maître Tall ba may ànd ak moom ba may ànd ak magam daan ko fekk fi ma ko fekk boobu nekkagul greffier bay nekk avocat waaye gor la ndax valeur yi ñu partagé woon moo tax tey mu ñëw ànd ak man te munoon na nangu liñ ko proposé nañ ko mu nangu rek ànd ak ñoom ñu jox ko contrat état muy fayee ko ay centaines de millions en tant que avocat mu lànk ne leen man Pastef laa gëm man projet bi laa gëm ñii nag ku leen jiital doo am déception maa ngi leen di gërëm bu leen dem nag maa ngi leen di ñaan ngeen may ñu 5 minutes parce que Cheikh Tidiane Youm mi nga xam ne mooy jiite ci liste départementale bi moo war a tëj ndaje bi parce que mooy borom kër gi ñu ngi leen di gërëm leen sant merci. Merci à vous, Président Sonko. Merci, jërë ngeen jëf. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Cheikh Ahmed Tidiane Youm, qui est le candidat au conseil départemental de Mbour, qui représente aussi Serigne Moustapha Sy au sein de la conférence des leaders. C'est à vous, monsieur. Salam alaikum wa Mbour commune. Ñu ngi leen di nuyu waa département bi yépp. Di remercier suñu candidats yi nga xam ne ni ñoom la ñu investir au niveau des communes. Parce que su fekkee ne importance bu conseil départemental bi am communes yi ñoom ñoo tax. Donc ñoom ñu ngi leen di remercier aussi public bi parce que yéen a ngi fi depuis 16 heures. te ni ñu ko waxee c'est parce que vous êtes convaincu que Yewwi Askan Wi moom rek moo mën a jox département de Mbour beneen image donc moom la ñuy wax aussi kenn fayu leen da ngeen a engagé loolu moo tax ngeen toog fi ba 16 heures il est minuit passé xëy na wax bi du gudd parce que guddi na trop te xëy na ku nekk dina dellu ci fa mu jógee guddi na mais dama bëggoon rek ñëwaat ci commune Mbour ci commune bi président Macky Sall dafa def bilan bi mooy ki nga xamante ne ni mooy maire sortant bi président Macky Sall daf ko ne liggéeyuloo dara comme liggéeyuloo dara du ñu reconduire mu gedd dem defar listam ñu ñëw ci conseil départemental bi ci conseil départemental bi dafa am benn classement bu ñuy def performance des collectivités territoriales moom ci classement boobu moom moo jël ndàdde ci bu ñu xoolee conseil départementaux yi nekk ci dëkk bi yëpp ñi nekk ci Sénégal yëpp moom moo ci jël ndàdde ba mu jëlee ndàdde mu ne Macky Sall man de damaa bëggoon nekk candidat ci commune bi Macky ne ko yow de comme da ngaa jël ndàdde jéem a la toogaat ci conseil départemental bi ba loo ca mën ñu xam ko ka ca des nag kooku moom bokkul APR yéen xam ngeen ko ñoom ci seen bopp waa APR sax bëgguñu ko ba tax na fi mu nekk nii mi ngi xuloo mi ngi xeex dem na ba foo xamante ne nii sax bu suñu candidat bi génnee maître Abdoulaye Tall ñuy provoqué di ko xeex waaye nag dafa am lu am muy marque de fabrique bu Macky Sall moom pour mu defal la promotion il faut nga mën a luubal il faut nga mën a kàcc il faut nga mën a wor moom comme dafa am lu mu def loo xamante ne nii daf ko def ki ñuy tuddee président Ousmane Sonko Macky Sall woo ko nag ne ko yow il faut ma honorer la def ko mu nekk candidat bi moo tax nag yéen waa Mbour waa département bi yëpp lay wax votre destin est entre vos mains il faut nécessairement que vous preniez vos responsabilités parce que am na loo xamante ne nii mënatul continuer politique bi nga xam ne nii moom lañ fiy gis depuis des années mooy politique boo xam ne nii ñi fi nekk seen bopp lañ fi nekkal ñi fi nekk seeni njaboot lañ fi nekkal ñi fi nekk seeni clan lañ fi nekkal nekkaluñ fi askan wi loolu la ñu bëgg mu jóge fi te Yewwi Askan Wi nag loolu moo tax ñu taxaw loolu moo tax ñu ñëw taxaw
créer benn dynamique boo xamante ni waa Mbour dinañ ci profito jox département bi beneen image bu mu gën a nirool loolu moo tax du ma guddeel dañu leen di ñaan comme ni ko président Ousmane Sonko waxee comme it ni ko sama yeneen naataangoo yu waxee bu leen fi jógee ngeen def tout ba récupérer seeni carte pour dem voter. Au-delà de récupérer vos cartes, le jour du vote, le 23 janvier, il faut ngeen sécuriser seen vote. Parce que du leen def effort bu tollu nii toog fi depuis 16h ba minuit ngeen dem voter ba pare toog seeni kër ñu sàcc leen. Donc na leen ko jaral heure boo leen voter ba pare toog leen surveiller puisque ñoom seen lépp njuuj njaaj la. Puisque ki nga xam ne nii moo leen jiite daf koy wax nee na bàyyi na njuuj njaaj waaye ku dëkk ci njuuj njaaj du mën a bàyyi njuuj njaaj te kër boo xamante ne ni ñoom ñëpp dañuy njuuj njaaj góor ga doom ya dañuy njuuj njaaj jigéen ña dañuy njuuj njaaj donc ñooñ buñ leen wóolu il faut le 23 janvier ngeen bàyyi ci xol sécuriser vote bi te loolu ñu def ko ci commune yëpp du département mooy 16 communes yëpp ba nga xamante ne nii au 23 janvier dinañu gagner le maximum de communes bu ñu mënul gagner commune yëpp et puis ñu gagner conseil départemental bi jox Mbour beneen xar kanam ñu ngi leen di remercier toogaay bi yàgg na encore une fois de plus merci pour votre patience et jërëjëf merci beaucoup.